mbokk internet Kër Jeggi TV safo yeeg soppe yeeg xale yi comme j'ai l'habitude de dire macha allah bon di dellu si waat encore une fois di daje ak yéen voilà ci xeetu baax yi astuce de femme yi toujours clé yi yéen a ma gën a xam macha allah te nag dama ñëw ak yéen ci gamme bu yaatu ñu tuddee ko gamme Chili voilà. am nañu tamit ay produits antiseptiques yoo xam ne pour jigéen la yu bari aussi mais Chili bi dañ ko gën a favoriser parce que moom c'est universel et c'est international comme on dit macha allah ñu bari xam nañ ko tey même ñi nga xam ne xamuñu ko nag dañuy bëgg ñu xam ko ñu découvrir ko parce que li ma leen wax li ñu am ba pare dañ koy bëgg tout le temps di partager te comme produit yi dafa baax trop ci ñun daf ñuy gunge ci lu bari wax dëgg yàlla day baax jéeg bu ne bu ci mënta am ñaar ñett ba ñeent. parce que gis ngeen façon yii ma teg maa ngi fi teg 5 ba 6 Chili yoo xam ne benn bokk ci ak moromam donc ku ci mënta am yëpp tamit au minimum nga mën a am ñaar ba ñetti façon Chili yoo xam ne di nga ko faral di garder sa salle de bain lu am solo la. parce que d'habitude comme ni ma koy faral di waxee bii la ñëpp xam muy Chili menthe bi ak lingette am d'habitude bii moom ñu bare xam nañ ko macha allah ñu bare xam nañ ko voilà ci li muy def. ndax tey moom produit antiseptique la day dindi microbe comme ni ma koy waxee day dindi xeti suuf voilà ku koy faral di jël doo am xeti suuf mais comme li ma leen wax rek ci sama vidéo bi passé ngeen moytu di ko defal xale yu jigéen ñi voilà ku amul jëkkër bañ ko commencé jël ku am jëkkër nag mën nga ko commencé di utiliser parce que dafa am trop solo ci jigéen ndax dina ko dimbale ci raxas suufam dina ko dimbale ci tàqalikoo ak xeti suufam yëpp nag yëpp pratiquement même chose la ñuy def dinañu dindi xeeti suuf yi dinañu dindi microbe yi loolu moom ñoom ñëpp xeeti Chili yëpp loolu la ñuy def lépp luy bactérie luy microbe voilà lépp loo xamante ne daf lay indil problème complication jëm ci ay infection yooyu ku koy faral di jël doo ko gis ku koy faral di jël rek tam ànd ak set comme ni ma koy waxee wattu ba set di changer aussi sa linge intime lu bari pratiquement mën ngaa bañ a gis xeetu jàngoro yu jigéen yooyu nga xam ne dinay faral di dépasser les bornes ndax danay dem léeg-léeg bay indi stérilité voilà ci biir néeg bi dinay dem ba nga xam ne day tere ku jigéen ki pour mu am doom fekk na yàq na ay organam ca biir yàgg na ndax microbe li mu mën dafa bari bactérie mooy loolu donc infection yuy répété yooyu mara day taal yi dafay joxe problème ñàkk am doom ci jigéen ñi donc il faut ñuy jiital cet gi ci lépp ndax ni ñu yàlla bindee loolu moo tax donc macha allah tey bu ñu ñëwee ci Chili menthe bi nga xam ne ñu ëpp moom la ñu xam Chili menthe bi li muy def mooy à part microbe yi muy dindi ak bactéries yi voilà dafa am benn fraîcheur bu sedd bu muy bàyyi ci yow macha allah day mel ni da nga raxasoo glace taxaw dafay sedd ba nga xam ne féexal boobu mu lay féexal macha allah day neex ci ànd bi ci kaw lal bi daf ci am solo voilà ndax tey boo ko jëlee raxasoo ko ba mu set nga fomp voilà lingette ma ngi nii nga fomp waaw kay quand même alaaji bi mën na ci di raxas kay parce que nii yàlla bindee ñun la rek ak ñoom pratiquement donc ñun lépp lu ñuy daw ci problème mu infection microbe ak lépp luy ñëw di polluer suñu dund ñoom it dañuy bokk ci loolu macha allah ci lépp nag voilà donc am na ci solo suñu raxasoo ba set pour dem ci kaw lal bi mu bàyyiwaale ci ñun benn fraîcheur bu am solo bu neex boo xam ne daf ñuy accompagner ci sëy bi loolu yi tamit bëgg naa ko voilà bëgg naa ko te moom ku ne xam na ne day indi benn touche bu secondaire voilà effet bu glacial bu neex ci biir ànd boobu macha allah voilà su ma jógee ci boobu bi aussi mën nañ koy fomper voilà mën nañ koy fomper saa su ne parce que lingette la c'est sous forme de mouchoir imbibé et puis c'est mentholé aussi voilà baax na tey su fekkee ne da nga nekk ci benn situation nga yàkkamti nga utiliser lingette bi nettoyer sa kanam de fond en comble ba mu set wecc voilà le partenaire aussi sa alaaji mën nga jël lingette fompal ko moom it kanamam ba mu set wecc parce que yenn odeur yeeg yooyu yëpp dina koy dégager macha allah ci partie intime yooyu voilà léegi su ma jógee ci bu vert bi voilà damay ñëw ci rouge bi moom tamit lan lañ ci def détergent du ma ko nag mën a lire ndax lumière bi pratiquement mooy loolu voilà bii pour ñi nga xam ne duñu am sensibilité bu bari ak antiseptique c'est-à-dire détergent la moom tamit en même temps voilà dafay réveiller sa sensibilité yi pour nga am plaisir pratiquement pour ñi nga xam ne duñ koy faral di am mën nañuy faral di utiliser rouge bi de temps en temps parce que loolu lay stimuler moom ci loolu lay dox produit antiseptique la dafay dindi odoru suuf dafay dindi voilà microbe yi bactéries yi yëpp lay faj ba pare dafay retourner di stimuler
le plaisir en quelque sorte dafay réveiller loolu day tax ñi nga xam ne duñu am plaisir bu ñu sëy dina ko ci jouer parce que gis ngeen bind nañ ko ci macha allah. voilà am na beneen boo xam ne comme bu verte bi la dañoo xaw a niroo mais moom dafa xaw a neutre pour ñi nga xam ne dañu am ay allergie pour ñi nga xam ne duñu supporter yenn kii yi ak yooyu voilà ma wax leen ne bii mooy bu neutre bi mooy pH bi pH 3.5 voilà bii amul odeur amul menthe amul dara luñ ci rajouté loo xam ne luy kii la c'est juste un produit antiseptique antimicrobien day dindi xeeti suuf yi day dindi odeur yu bon yi day dindi microbe yi ak bactéries yi mais du joxe benn kii en fait parfumé wuñ ko li gën a gàtt parfumé wuñu ko amul menthe amul dara moom dafa neutre moom la ñuy wax pH neutre moom dafa neutre boo xoolee mook chili bu verte bi dañu xaw a niroo mais am nañu tuuti différence ci couleur parce que bii dafa vert bii dafa bleu turquoise voilà bii dafa vert bii dafa bleu turquoise donc noonu lay demee su ma paree si boobu noonu ma ñëw si bu bleu bi voilà bu bleu bi am naa chilem mais xam naa ne mu ngi ci biir daf ma sori voilà bleu clair bi parce que dafa am ñaari chili dafa am bu bleu clair bi comme nii mu am chili wam bu tey mu amaat bii nga xam ne dafa bleu bi comme ni ñu koy waxee le bleu roi voilà bleu roi bi moom tamit bii détergent bu neutre la moom tamit bi spécial famille bii ñëpp mën nañ ko utiliser góor ki bii lañ gën a def généralité boobu voilà bu ñu waxee pour toute la famille bi góor yi mën nañ ko utiliser de même que jigéen ñi pratiquement mais li may wax rek tout le temps ñu ci éviter parce que bu dee nasaraan si la ñoom affaire virginité yooyu soxalu leen torop mais ñun ñi nga xam ne on tient vraiment à ça il faut ñu am ñu ci taxawee moo tax suñu xale yi ak jànk yi nga xam ne amaguñu jëkkër nekk ak ñoom ñu éviter chili bi ci ñoom ba ñu am borom kër voilà daf ci am solo mais bu dul loolu c'est un produit antiseptique et c'est neutre bi aussi c'est neutre pour tout le monde c'est neutre pour tout le monde voilà ñenn ñi dinañ koy utiliser même après toilette yi donc am na ci torop solo fomp daal ba set daf ciy baax voilà même WC bi dañuy wax ne baax na ci après toilette bi mën nga ci jël fompoo ko mu dindi microbe yi dindi odeur yi ak yëpp raxas ko ba mu set pratiquement voilà bi mooy bu rouge bi mooy bu rouge bi yaakaar naa ne bu rouge bi sax waxoon naa ci yaakaar naa ne bu rouge bi waxoon naa ci je pense que mauve bi moo ci des mooy bii nii voilà moom nag am na lingette am moom it xam naa dafa nekk ci biir y a trop de bagages ci biir mooy loolu voilà mais bi aussi anti sécheresse vaginale ñi nga xam ne dañuy faral di am sécheresse vaginale xam nga waxoon naa sànq plaisir bii anti sécheresse vaginale donc booy xool tey lu mu dee nit war na mën a am 3 catégories ci li ci toilette am bi nga xam ne pour sensibilité la bii dafay stimuler sa organe yi nga xam ne dañuy am sensibilité pour ngay am plaisir bi pour lutter contre sécheresse vaginale la ñi nga xam ne dañuy faral di wow bu ñuy sëy bay gaañu voilà ak bi nga xam ne dina dindi microbe yi ak xeeti suuf yi ak yëpp wëlbatiku bàyyi la fraîcheur boo xam ne moom day stimuler sensibilité boobu moom macha allah voilà moom boo ko defee moom pratiquement da ngay dégg jàmm da ngay féex lool même après règle yëpp gars yi dañuy bëgg di ko utiliser parce que dafa baax trop c'est antiseptique et ça joue beaucoup de rôle ci biir néeg bi lu ci am solo la donc yaakaar naa ne gamme chili bi large na gis ngeen lingette yooyu ma yor tey booy xool benn bokk ci ak moromam chili yi ma fi teg benn bokk ci ak moromam te booy xool sax des na am na yu nekk ci biir yoo xam ne génnewuñu ko donc macha allah c'est une large gamme mais lu ci nekk ak li nga xam ne moom la gën a spécialisé wu moo ci nekk produit bu ne ak li nga gën a spécialisé wu donc dañuy bëgg tout le temps en fonction de seeni besoins ngeen di xam li ngeen di choisir comme li ma leen wax rek comme ça it foo leen bëgg mu fekk leen fa lu ngeen ci bëgg comme conseil ñu accompagner leen ko parce que tamit daf ci am trop solo mbir balaa nga ko utiliser il faut nga xam ko bari na ci tey ñoo xam ne yaakaaroon nañ ne benn chili bii moo existé parce que moom la ñu faral di gis wala ñu di ko dégg alors que am na yeneen lu mat 5 chili yoo xam ne ay variété comme chili boobu la te bokkul lu ñuy def mook chili boobu te tey ku nekk war na cee mën a jotee te produit bu mën a yàgg la aussi macha allah chili bi mën nga ko jënd def ak moom 1 an et demi pratiquement day dem ba date de péremption di waaj a jot rek nga jël ko sànni mais bariwul lu jeeg di jël chili di ko utiliser sax ba mu jeex ci biir toilette parce que tellement dafa sakkan moo tax dañ ko war a am vraiment c'est quelque chose boo xam ne dañ koy wax di ci insister dañ ko war a am
yii toilette jeeg boo dugg war nga ko ci fekk ndax dafa am torop solo dinay identifier jeeg bi ci lu bari ndax ku doxul ci hygiène am pratiquement bari na ci gaam yi nga xam ne du ko soxal du ci dox parce que amalu ko njëriñ dafa war a nekk nag tey mu taxawaat seetlu boppam ba pare di ci dox ni ci jeeg bi baax di doxee parce que am na torop solo am na njëriñ lu bare macha allah. Voilà donc loolu laa leen indiloon ci gaamu Chili boobu voilà yaakaar naa ne aussi comprendre ngeen ko comme ni ma leen koy faral di waxee rek parce que vraiment tout le temps li ñuy bëgg rek mooy soo leen comprendreul rek après ngeen wax ni soo leen comprendreul rek wax leen ni comme ça dinañ leen mën a expliquer clairement ndax tout le temps commercial yaa ngi fi pour loolu ngeen di bàyyi xel aussi soo leen mënee di woote appel normal ci numéro yi nga xam ne ñoo nekk ci suufu vidéo yi daf ci am solo surtout ñu nekk Sénégal ñu nekk à l'étranger nañ leen ko nangul ñuy woote appel WhatsApp surtout ñoom ci seen WhatsApp bu bopp bi parce que ñoom WhatsApp international bi mooy numéro Orange Money bi mooy le 77 080 63 23 ñi nekk partout dans le Sénégal mën nañ le joindre rek le 76 140 02 09 voilà yeneen numéro yi je pense que 335 bi maa ngi ci jot appel yu bari et tout le temps ñu ngi leen di référé waat ci numéro commercial yi parce que le 335 c'est uniquement conçu pour le conseil moom conseil kese moo ko tax a jóg donc pour nga am rendez-vous conseil bi il faut nga jaar ci commercial yi soo fayee ba pare ñoom dinañ la organiser conseil bi par rapport ak heure bi ngay am temps ak ñun suñu heure yu libre yi ñu xool fan moo lay gën a arrangé ñu jël la su la neexee nga déplacé wu ñëw mën nañ la recevoir ci suñu cabinet bu la neexee nga def en ligne soit WhatsApp wala yooyu ñu jël benn temps concentré wu ci yow mun a wax ak yow macha allah donc yaakaar naa ne leer na naññ voilà comme on dit damay ñëwaat ak yéen ci beneen astuce léegi du yàgg voilà à suivre et dans un futur très proche. asalaamaaleykum mbokku internet Kër Jeeg bi TV macha allah safo yi soppe yi ak xale yi voilà ñu ngi leen di bëgg yéen ñëpp comme on dit di leen jox seen wàccuwaay ba mu doy macha allah. di gis na nag wax dëgg yàlla réaction yi bari nañu torop ci gaamu diw yi nga xam ne dugg nañ ci bismillahi rahmaani rahim voilà di leen ci invité à ce que ngeen ñëw découvrir ko xam nañ ne vraiment confiance bi yàgg na confiance bi yaatu na ndax yi ñuy jënd ñu ngi jënd ñeneen ñi ngi woote di laajte renseignement macha allah lu ama am solo la di dem nag ba di ci am ay témoignages parce que ñu jot a jënd ñëpp ñu ngi def seen ay témoignages yu ama am solo yu ñu yokk a ñemeloo en quelque sorte comme dañuy laaj nag di laajaat saa su ne da ngay préféré defaat ci benn vidéo bu gàtt rek pour gars yi gën a comprendre macha allah daf ciy baax donc pour commencer lait de corps yi dañ ko def parce que tey gis nañ ne jigéen ñu bari seen yaram yi dafa yàqu gis nañ ne jigéen ñu bari bëgg nañu defaru te duñu xam fan la ñuy commencer gis nañ ne tey macha allah gars yi ñi ngi jéemee nu ne mais xamuñu fan la ñuy teg seen tànk donc pour jéem a régler loolu yépp nag orienté ñëpp ku ci nekk mën a jël wàllam ba mu doy parce que nee naa leen weex tàll baa ngi fi parce que am na ñoo xam ne xesal bu weex tàll la ñu bëgg defar seen yaram ba mu baax ñoom la engagé def na ci ñoom amul benn problème voilà mu am ñoo xam ne marron bi la ñu bëgg marron métissé te marron caramel bu rafet boobu mel ni star américain yi macha allah ñooñu tamit am nañ ci droit te ñu nit am nañ ci diw yu baax yoo xam ne ñeme nañ ko bu baax a baax macha allah mu am ñoo xam ne tey marron kese la ñu bëgg maanaam marron bu yem bu jógee ci noirceur rek dem marron bu am éclat bu yem macha allah am ci ñoo xam ne seen teewu ñuul kukk la ñu yor voilà noir lool macha allah mais bëgg nag mu am éclat ndax nee naa leen ñuul sax dafay set di tàkk voilà wax na dëgg parce que tey bu fekkee ne da nga ñuul ba pare bëgg bàyyi sa yaram ne da nga ñuul rek sangu ba saabu ba du doy amul gommage amul traité sa yaram ba mu baax ni rien du tout day mujj nekk ñuul bu lëndam boo xam ne bëgguma ko sax ci góor ak sama jigéen donc yaram daal comme ni ma leen koy waxee ak bu mu ci mun ci doon dafa war a am entretien ndax oto yi sax dañ leen di yóbbu garage ñu leen di tôlier léeg-léeg ñu paan ñu am luñ ci réparé daf ci am solo donc sëgam oto yi la ñuy entretenir noonu astamaak ñun ñi nga xamante ni macha allah lu njig njaaga rek ñooy jaar donc képp koo xam ne tey xam nga ci catégorie bi nga bokk soo jokk see ci Kër Jeeg gi dinañ la mën a préparer sa gamme bu baax boo xam ne mayuñ la sax 2 mois 1 mois rek boo ko commencé utiliser di nga gis macha allah lépp loo xam ne lu ci yokkute la jëm ci yow te li ñu neex ci produit yi mooy du ngeen ci découvrir benn produit bu am hydroquinone amul benn produit bu am naka la corticoïde voilà c'est des produits tout naturels yoo xam ne macha allah à base de collagène lañ koy defaree te ñeme nañ bu baax li ñuy wax doo ko jël cere doo ko jël di xam doo ko jël di lakk même boo ko jëlee mu di la xeesa soo bëggee bàyyi marron bu lëndëm rek ngay am bu yem boo xamante ne
sa xeesaay wala sa weexaay dina wàññeeku mais du nekk ne da ngay lakk comme yenn xeesal yi tey boo ko dee jël soo bàyyee ni mu lay lakkee ba nga xam ñuul ko duñu ci fekk parce que produit yi ñuy utiliser moo tax macha allah nous utilisons des produits yoo xam ne c'est certifié amul lenn lu ñu ragal luy dem ci yaram lu koy yàq à long terme dañ koy wax di ko waxaat parce que xeesal yi tey façon bu ne ñu ngi ko koy jàmbee façon bu ne ñu ngi ko koy defaree mais madame Thioye dafa bëgg a dem ak yéen fu sore rus naa jox leen dara tey bu ëllëgee mu indi benn inconvénient ba tax na macha allah lépp lu ñu yëkkati tekki seen loxo rek lu ñu wóolu lay doon lu ñu leen di yéene lay doon moo tax tey lu ñu yëkkati jox leen rek mën ngeen a ñeme dee leen gëmm sax di jël su leen neexee comme ni ma koy waxee ndax ñun xam nañ liñ leen yéene xam nañ liñ leen sañ a jox donc dee leen jël saa su ne macha allah ba tax na tey bu ñu demee ci 4 gamme yooyu dama ci tànn benn rek pour wan leen diversité bi nekk ci biir gamme bi ndax tout le temps dañ lay laaj nga di ci delluwaat gamme yi ñëpp obligé wuñu jël lépp pour déjà ñu leeralal leen comme neex nga jël lii bàyyi la ca des voilà wala boo laajee pour ñu conseil la selon budget ba nga yor ñu xool yi gën a essentiel pour yow ñu jox la ko ñenn ñi seen kanam yi amul problème ñooñu mën nañu bañ a jël sax kit visage bi amul benn problème parce que kit visage bi tey ñi nga xam ne seen kanam dafa bari ay bouton bari ay tache am peau grasse voilà di leen sonal ci ay acné ak yooyu ñooñu lañ koy gën a kii naka lañ ko waxee suggéré pour ñu di ko jël parce que kit visage bi am na savon boo xam ne mën nga ko def sous forme de masque bàyyi ko ci 15 minutes savon boobu comme ni ma leen koy waxee c'est à base de miel de riz ak du citron voilà boo ko defee ci kanam gi nga bàyyi ko ci ay 15 minutes masque après nga rincé ko boo sangoo ba génn nga jël sa lotion nettoyer sa kanam nettoyer la peau ubbi pores yi ak yëpp ba mu set door a jël crème visage bi ñu lay jox nga étaler ko ci moom it d'une manière voilà très délicate ba pare ñu di ko def ndànk aussi def ko massage bu àndut ak benn agression daf ci am torop solo aussi bu ñu paree ci ci kit visage boobu tey tama di leen ñaan kit visage bi ak lait yi ñu leen di jox ak crème yeeg yëpp bu ko kenn utiliser bëccëg exposition avec le soleil dañ ko ciy bañ ndax tey ñi ngay gis seen yaram yi caramélisé wu noonu rafet am teint yu jekk yi yëpp tey boo xoolee yaram bi pratiquement heure ba muy diwu ak diw bi muy diwoo daf ci am solo ñu leen koy wax di leen ko répété waatal diw yi bëgguñu ko diwoo di taxawaale ci naaj bi comme leer ne doo génn mën ngaa diw mais ku diwu sax urgence jàpp la nga war a génn demal sangu ba set wecc solo sa lu féex génn ak moom bu la diw gi topp benn yoon ci naaj bi maa leen ko ñaan bu dul loolu ngeen adapté wu di diwu juste la nuit avant ngeen di tëdd loolu yi daf ci am trop solo ndax naaj bi bëgguñu ko carrément ci xam ne effet rayon solaire yi vraiment ça fait beaucoup de dégâts ci yaram yi te nit ñi mënuñu xam loolu ak suñu température dëkk ak tàngaay bi dañuy bàyyi xel trop ci loolu macha allah ba tax na bu ma paree ci kit visage bi moom laa leen doon wax sànq kit visage baa ngi nii waaw kay voilà mu am ci teint marron métissé am ci teint noir am ci teint naka la caramel bi am teint noir carrément voilà dañ ciy ñëw léegi ci diw yi nga xam ne gaamu diw bi ni ñu ko constitué mooy pour sangu bi dañ def ñaari élément pour sangu bi dañ def savon bi nga xam ne dafay gommer sa yaram en même temps savon bi nga xam ne mën nga koo jël tous les wax ci savon bi dafa nekk savon gommage dafay gommer en même temps donc da nga koy sangoo moom tous les jours savon bi kese comme li may wax des fois nit ñuy jël ko moom kese am ci teint boo xam ne macha allah te fekk ne sax duñu laal diw comme dafa tàng pratiquement boo paree di ko diwoo rek comme ni ko madame Charrier di waxee dama koy diw ci sama yaram toog ay 15 minutes ci toilette bi door a jël sama saabu bomb door a jël sama ñaampe bomb ba set macha allah mu jox ko teint boo xam ne wax dëgg yàlla macha allah voilà gis naa ko maa ngi koy nuyu de passage ak ñeneen nag ak ñeneen macha allah donc voilà bu ma jógee ci savon boobu damay ñëw ci gommage bi nga xam ne moom moo mel ni sable gommage bi dafa mel ni suuf lañ def ci biir booy xool moom laa leen di wax ne mën nañ ko jël 2 à 3 fois par semaine moom tamit boo ko jël na fekk nga am temps boo tooyalee sa yaram ba mu tooy nga tibb ci diw ci sa yaram ba mu tooy nga dëpp sa peau ngay gome voilà di ko bomb ci peau bi di ko bomb ci peau bi partout ci yaram bi yépp diggante kanam gi ba ci suuf voilà bomb ko mu ubbi pores yi raxas sa yaram ba mu set wecc macha allah di ko bomb di ko gomme day mel ni yow mu def suuf ci sa yaram di ko bomb loolu ngay am impression et puis produit bi dafa xëpp tellement na yaram bi tooy rek ngay bomb kanam gi ba ci tànk yi ci suuf macha allah soo ko defee ngay continuer di ko def bu commencé woowu sax nga utaat tuuti ndox bi ci commencé waat gommage bi
boo ko defee ba mu am ay 20 à 30 minutes da ngay tooyal sa njàmpe ba mu tooy rek nga teg ci sa yaram bomb nga gis xabaay bi génn parce que savon gommage bi dafa xëpp trop sax tuuti sax boo ko defee day xëpp ba wër la donc nga bomb sa yaram ba yëg ne bomb nga ko macha allah tey boo sottee koo ndox da ngay gis sa yaram bi ni muy rattaxee comme ni ma koy waxee yaram bi day mujj mel ni velours tu te sens tellement à l'aise sa pores yu ubbeeku nga set ba xam ne yow mi set nga ba yegg ci wecc dafa am trop solo loolu tamit il faut ñu jël temps bu doy pour defar suñu bopp parce que daw yëpp bu ñuy xool ci leneen lay intervenir et pourquoi pas ñu bëgg wañe bañ a jël nag benn temps bu gàtt tey toog organiser suñu bopp toog defar suñu bopp ci loo xam ne nag wax dëgg yàlla ñun rek la concerné daf ci am trop solo donc gommage boobu day baax ñu jël suñu 30 minutes gommer suñu yaram ba mu baax suñu mënee répéter ko 2 ba 3 fois par semaine loolu moo tax produit bi en général dafay sakkan ba nga xam ne nit dina jënd ñaari yoon gaam yeneen yi jeex rek lay dolli mais gaam bi du gommage bi du ko répéter moo tax léegi dinañ ko sax bëgg a def ci yeneen pot yu gën a ndaw pour ñëpp mën ko essayer comme produit bi day xaw a diis ci ñenn ñi voilà macha allah suñu paree ci boobu dañuy ñëw ci lait de corps bi voilà lait de corps bi nga xam ne moom it li ma leen wax gaamu lait de corps yëpp am na pour weex tàll am na teint métissé bi am na marron bi am na teint noir bi donc diw yaram boo leen bëgg rek mën ngeen ko fi am yooyu yëpp macha allah ñu ngi ciy dox te xam naa ne incha allahu rabbi bu ngeen ci bëgg rek di ngeen ko am macha allah donc booy xool tey gamme bi ñaari diw la def parce que diw bi c'est à base de lait bi lait la voilà bii ñu tuddee ko crème chantilly bii nag c'est à base de karité ñu liggéeyee ko noo xam ne tey xam naa ne tàngooy bi sax dina xaw a jafe tàngaay bi nii dina xaw a jafe ndax comme dafa tàng damay bëgg gars yi di ko laal rek 1 à 2 fois par semaine di diw yaram bi yëpp ba mu daj à la place de lait bi nga jël chantilly bi diwoo ko wala même 1 fois par semaine baax na mais bu sedd bi gënee dugg si dama leen di gën a inciter à ce que ñu koy gën a diwoo surtout ñi nga xam ne sedd bi duñu gis naaj comme dëkk yi nekk ci biti voilà ba pare danañu liwee noo xam ne ci biti dañuy obligé di tegale ay jaquette ak yooyu ku ci sangoo sa ndox bu tàng ba sa yaram set wecc ak sa savon wala nga def sa gommage bu baax xëy na bu ñuy xëy liggéey sax duñu am jot boobu mais mën nañu sangu quand même ci seen savon ba seen yaram set wecc nga yóotu sa chantilly bii di ko sa yaram ba mu tooy xepp voilà nga jël sa yëre sol 15 jours laa la may balaa 20 jours di nga ma woo di ma wax teint bu garaaw bi ngay gis ci sa yaram set wecc ratax am éclat bu rafet dama jëlale nag xees bi ak yooyu si yooyu day dépendre ci yow ni nga ko bëggee ndax par catégorie la voilà par dosage la mais macha allah leer na ma ne ku ko jël dootul bari sax looy diwoo crème bi ndax lait bi mun nañ ko di diwoo tàngaay bi le soir mais bu sedd bi xasee ñëw leer na ma ne chantilly bi dina dox torop tànk ay tànkam voilà heure boobu dina nekk waxtoom carrément macha allah donc ñu bàyyi ko xel bii nag crème réparateur la dañ ko ber di ko jaay pour ñi nga xam ne juste dañ ko bëgg nga xam ne dañuy xeesal am yenn problème mu koor yi yenn partie yu dëgër yi voilà bañ a dëñ noonu nga xam ne lu sa teint rafet loxo yi mu ngi ñuul kukk def ay partie yu kii yam tampa yooyu moom lay dindi parce que dafa am peau morte yoo xam ne day continuer di dajaloo ci partie yu dëgër yi comme genou yi comme coude yi comme voilà loxo yi tey ñooñu lañ koy proposer à ce que ñu jël coton-tige di ko ci laal pour ñu gën a mën a éclairciral der boobu mën a am teint bu uniforme ndax diw bi tamit duñu bëggu tey donte bu dee parce que ñun xam nañ ne suñu diw yi du def noonu nit déedéet du la jox ay ñaari couleur yooyu jamais mais bu fekkee da nga am habitude di diwoo feneen boo ñëwee pour ñu defal la réparation ci sa yaram il faut mu ànd ak crème bi nga xam ne di nga ko mën a diw ci partie yooyu nga xam ne déjà dafa noirciroon trop par rapport ak yeneen partie yaram bi donc lu am solo la macha allah lu am solo la voilà yaakaar naa ne explication bi ci lait bi leer na leen naññi ci façon gamme yëpp ak catégorie yëpp comme ni ma leen koy waxee vous n'êtes pas obligé de tout acheter bien que ñenn ñi dañuy bëgg a jënd yëpp pour ñu découvrir kay wala bu njëkk bi boo jëndee yëpp tey booy commandé waat yi njëkk a jeex rek ngay commandé waat pour renforcer ñu fexe ba bañ ko manqué fexe ba di ko utiliser ni ñu ko waxee taman leer na ma ne mën na yàgg ndax doo ko diwoo le jour le soir rek te le soir nekkul ne toujours benn produit bi ngay jël donc leer na ma ne produit bi quel que soit prix bi ngeen koy jëndee dina dox njëgam ndaxte dina ko jar ndax dina sakkanee noo xam ne macha allah mën ngeen ko diwu gaam bi 2 mois jëm lu ko ëpp te loolu ku ne xam na ne wax dëgg yàlla
baax na trop waaw te dina am yu des yoo xam ne booy commandé doo ko commandé yeneen yi nga jeexal kese ngay jël donc am na solo mi ngi demit partout dans le monde fu ngeen ko bëgg rek mën nañu leen ko fa envoyé soit GP yi wala livreur yi wala même la poste macha allah wala jot naa si suñu mbokk partenaires yooyu donc yéen rek lañ ciy xaar ci benn adresse rek Maris ci numéro téléphone yi nga xam ne xam ngeen ko maîtriser ngeen ko léegi international bi c'est le 77 gannaaw indicatif bi 00221 77 080 63 23 WhatsApp Sénégal bi c'est le 76 140 0209 ku bëgg ñu accompagner le conseil aussi mën nga joindre numéro yi ma lay wax noonu pour nga jël rendez-vous comme ça ñu ajouté loolu 335 62 52 bi pour ñu mën a jàkkaarloo ak yéen ci conseil yi ak gunge yi daf ci am trop solo donc macha allah yaakaar naa ne leer na naññee donc ñu ngi leen di xaar ci diw yooyu ndax questionnaire yu bari woon na ci ñi ci bëggoon a xam plus que liñ ci waxoon bi passé bari na ci moo tax ñu jëlaat suñu temps pour développer leen ko noonu te di leen ci xaar bu baax macha allah benn adresse rek Maris defal sa yaram ba mu baax dafa am trop solo ci jeeg ndax yaakaar naa ne sañse yi dafa ànd ak yaram bu rafet daf ci am trop solo nañ koy bàyyi xel donc benn adresse rek à suivre macha allah voilà.